Baay Abdoulaye Baay Abdoulaye Baay Abdoulaye mbokk yi tedd ñoo ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Tey nag ñoo ngi ci xabru Seydina Issa Ruuhullaahi di waajal li nga xamante ne mooy appelu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam. yaakaar naa bu ñu waxee feet wala ñuy waajal day laaj hygiène te hygiène googu yaakaar naa kenn mënu ko am ci lu dul xanaa nga def li ñuy wax ab set ba looloo waral tey ji ñu ñëw fii pour setal dëkk bi nga xamante ne dëkku Seydina Issa Ruuhullaahi. kon nag toppalee ñu Laay Maxtaar ñëwal leen lan mooy ambiance su setal bi ak naka la ñuy waajalee appel bi jërëjëf Laay Maxtaar. wuyu leen yónneen njin saawo yaaram Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen njin saawo yaaram Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen njin saawo yaaram Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen njin saawo yaaram waaw mbokk yi tedd yi tey nag maa ngi nekk ak sama premier intervenant su ko defee dama koy bàyyi rek mu présenté wu ndaxte ñun ñooy waa Laye.tv. salaamaaleykum yéen téléspectateurs yu Laye.tv yi man maa ngi tudd Libaas Ndiong et suis membre du comité d'organisation bu set setal bu Cambérène bi di membre du CPC di wax au nom de Mamour Ndiaye et du coordonnateur Mame Libaas Diop. ma lay laaj ban appréciation nga am ci li nga xamante ne moom lañ nekk di ko déroulé nii nii. alhamdulilah rabbil alamin dañuy sant yàlla ndax yàlla may nañu ñu ngi tey sunu ñetteeli at. ya nga xam ni at bu jot su appel bi desee juróom-ñaari fan bu fukki fan. dinañu jël benn bis bu mag ba nga xam ni. communauté bi yëpp Cambérène gi yëpp ak responsable communauté bi yëpp dañuy ñëw fii ñu setal dëkku Ruuhullaahi Issa yonent bi yàlla bi. donc tey ji amul benn waa Cambérène ba nga xam ne am na soxla faneen lu dul dëkk bi set nu waajal appel bi waajal teral ganu ak loolu laay fas yéene ñëw fii yëpp si premier jour appel bi si kantunu yàlla. macha allah yaakaar naa li mu wax matin na lépp ndax comme ni ma leen ko waxee woon sànq ci commencement bi festivité buy am wala commémoration il faut mu ànd ak hygiène te papa da ngay d'accord ak man hygiène mënuñu ko xam ci lu dul kaw set su ko defee dama lay laaj beneen question tey Laye.tv mu nekk loo xamante ne moo jël initiative bi teg ka pour lépp loo xamante ne information la pour lépp loo xamante ne lu ñu war a xam la par rapport ak organisation appel bi mu jotale ko fa mu war a egg ba ci wàllum waa international ñi nekk ci international bi ak suñu mbokk yi nga xamante ne tey ji yàlla dogal na ñu dem liggéey mënuñu ñëw fii tey ji yow lan nga am pour wax ko si initiative bi nga xamante ne taxawal nañ ko ñun. jërëjëf man de vraiment lii peut-être dafa manqué woon communauté bi ñu am la nga xam ni suñu xewlee suñu bëggee nit ñi xam am fu ñu ko jaaree. donc yéen waa Laye.tv ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci initiative bu rafet bi ma leen di wax rek ni ñun pare nañu muy comité de pilotage local bu appelu Cambérène bi de Mbaye Fall jiite ko jël pàcc bi dénk ko ñooñu mën nañu soulever ak yéen benn partenariat ba nga xam ni chaque at dinañu organiser séminaire bu mag pour waajal appel bi ci séminaire boobu premier acte bi mooy def setalu Cambérène bi kilifa Cambérène léegi la fi chef de village yi jógee président délégué de quartier yi léegi li fi jógee waa groupement central léegi liñ fi jógee donc ñun comité local bi dinañu fas yéene commencé bay suñu waar bay premier waar bi mooy lii deuxième waar bi mooy waxtaan ak dëkk bi ñu ubbi kër yëpp pour gan yi suñu ñëwee mën a am naataango si kaw loolu tim ñuy xamal mbokku ak lu laay yëpp ni ñu ngi leen di xaar fii Cambérène si premier jour bi si kantunu yàlla comité local bi Cambérène ñu ngi leen di xaar wax leen ni su leen neexee sax la amoon sa Cambérène mën nañ ko dekkal ci appel bi mooy ñëw sumi seen dàll fu leen neex toog fu leen neex benn salte duñ ko fi fekk benn sobe duñ ko fekk fii tey ci suñu weesu bis bi di kër yëpp ñu xëti nañu génn nañu actuellement comité bi mu ngi set ba nga xam ne bu mucc ayib lay doon de sorte que dinañu dem ak hygiène bu doy sëkk ne ñaanal Baye Ablaye mu yàgg fi ànd ak wér laayeen fu mu mënti nekk mënul ñëw fii ci Cambérène ak Yoff pour appel bi fa mu nekk naka fa célébrer ba ñëpp xam ni waa kër Baye Laye non seulement ñu ngi fépp mais ñu ngi doxal diine ji fu nu mënti nekk. li ñuy tàggatoo rek mooy waa Cambérène tey jóg nañu pour seetal dëkk bi suba Yoff dinañu aye biir na ma wóor na ma ni waa Ngor déjà def nañu donc ñetti bërëb ya nga xam ni ñoo war a accueillir appel Mame Baye Laye bi di Cambérène Ngor Yoff dinañ ko seetal ba mu mucc ayib
li si des mooy ñëpp nu ñu ñëw dal ak jàmm yendoog ñun jàmm ba ngoon ñu dem Ngor jóge fa dem Yoof si guddi gi suñu xëyee yooru Mame Baye Laye bi bokk kenn raté ndax fa la xéewale nekk de ñu ngi woo adduna gépp di woo jullit ñëpp si bis bi nag amuñu tàq ak seen képp kuy wuyoo ashhadu an laa ilaaha illallaah rek ñu ngi lay woo si appel bi. jërëjëf yaakaar naa ni mu ko waxee am na solo leer na su ko defee nee na perspective yi ñu bëgg mooy bépp laayeen boo xamante ne wala ku dul laayeen ku ñëw fii war a APS nga def tànku neen maanaam loolu ci kaw set bu ko defee dañuy ñaan yàlla nañu yàlla may loolu nga xamante ne mébét nañ ko ñu mën ko am di leen jërëjëfal Laye Makhtar ci kanam rek incha allah ngeen déggaat beneen personne ak ci beneen fànn ak ci naka lay préparé moom li nga xamante ne moom mooy set setal jërë ngeen jëf Laye Makhtar Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen ngir saawoo yaaram Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen ngir saawoo yaaram Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen ngir saawoo yaaram Baay Laay lanu yónni wuyu leen mbokk yi Laye Makhtar comme ni ñu leen ko waxee woon rek tey ñoo ngi fii si Cambérène quartier Mbane fas yéene leen wan déroulement appel bi waajtaayu appel bi kon nag gis nañu suñu benn mbokk fii di ko bàyyi rek xanaa moom mu présenté wu sëñ bi nuyu naa la. Laye Makhtar soxna ma ñu ngi lay ziar. léegi dama lay bàyyi rek nga présenté wu wax ma yow nan nga lan mooy sa gis-gis si wàllum waajtaayu appel bi ñu toll nii. waaw Laye Makhtar soxna ma ñuy kontaan di rafetlu bu baax a baax question bi ñu ngi présenté wu di tudd Libaas Sarr dëkk Mbane fii tey jii dañ fi ñëw ngir wàllum hygiène ndax lépp loo gis rek hygiène da cee baax te Cambérène dëkk yontu yàlla Issa layoon na li nga xam ne nii moom mooy set ndax dafa war a set ba pare sell moo waral tey suñu présence tey bi di hygiène jëm ci wàllum propreté. yow lan nga mën a wax si sa dernier mot ak noo gisee appel bi lan nga si mën a wax. waaw soxna Mami comme ni la ko waxee rek set dafa nekk si loo xam ne ni ci jaamu yàlla la bokk te mag ñi daan na nettali naan dëkk yontu yàlla Issa bi mbedd yi foo mënaan aw bu la fa waxtu julli fekkee mën nga kaa julli ndax set. kon loolu noonu dama ci initié di ci wax suñu mbokk laayeen yëpp di leen xamal ne ñun amuñu dul Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam kon cet gii nii dafa war a nekk loo xam ne nii dafay sax ci ñun ndax set ci axlu laay lañ ko war a xam ndax ñoom ñoo ko yeeyoo ñun ñoo ko war a tàmbale jërëjëf soxna Mame. Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen ngir saawoo yaaram Mame Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen ngir saawoo yaaram Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen ngir saawoo yaaram Mame Baay Laay lanu yónni wuyu leen yónneen ngir waa mbokk yi Laye Makhtar ñoo ngi fii nga xamante ne moo ngi mooy jàmm gën ak sunu deuxième intervenant di ko laaj pour mu nuyoo wax ñu naka la déroulement bi demee fii nga xamante ne mooy jàmm gën. waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sangu-sangay Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sant di ñaan Serigne Ablaye yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér si barke Baye Laye waaw ñu ngi fii comme ni ko sunu kii bi waxee ñu ngi fii si jàmm gën quartier jàmm gën nekkoon si set setal yi si préparation appel bi xam nga si nettoiement bi ak set setal yeeg yooyu si la nekkoon nii si jàmm gën quartier bi nag yàlla dogal na ñëpp génn nañ ñu bokk ndey bokk baay lépp si waajal bésu Baye Laye bi ndax moom moo ne woon sarxa yaati xarba yaati lay amini yaati lay simaliya yaatal leen gan yi dinañ ñëw kon loolu moom moo waral bés bi ñu koy waajal rek. xam naa ne loolu am na solo bu ko defee dañ lay joxe nga nuyoo tëj. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ni rek dañuy sant yàlla rek di ñaan yàlla nu yàlla rey si diine Baye Laye ji te dekkal ñu si yàlla nu yàlla rey si diine Baye Laye ji te dekkal ñu si ñun amuñu lu dul Cambérène rek lan am moom la ñuy noyyee moom lañ bëgg suñu biir xol yi kon lu jëmale Cambérène kanam rek ñun si la ñuy dox si la ñuy wax kon yàlla nu yàlla defal tawféex ak taysiir appel bi ñu jëm yàlla nu yàlla may ñu àgg ceeg jàmm ba nu passé ka ba koy nettali si barke Baye Laye waaye ñu ngi leen di gërëm yéen waa Live.tv ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla Live.tv bi yàlla na nekk ay télé si barke Baye Laye. amiin Laye Makhtar jërëjëf ci intervention yi rafet na trop ñu ngi leen di sant di leen gërëm dina ma génn ci beneen intervenant ci kanam tuuti. Laye Makhtar mbokk yi ñoo ngi àndaat ak yéen fii si beneen koñ
quartier Ndiaga Mbaye yaakaar naa ni Ndiaga Mbaye fii Cambérène la bokkute ñëpp xam nañ ko ràññee nañu ko fi bu baax kon nag maa ngi taxaw ak fii suñu benn mbokk laayeen xanaa di ko bàyyi rek moom mu présenté wu sëñ bi maa ngi lay nuyu. Laay Makhtar man la Makhtar Laye dëkk Cambérène fii si tali Ndiaga Mbaye voilà. léegi sëñ bi dama la doon laaj yow nan nga gisee wàccaayu appel bi. voilà Makhtar déjà lii lu baax la te aussi yoon la que nit amul lu dul bésam donc suñu jubee suñu bés war nañu mën a marquer suñu empreinte def suñu lépp loo xamante ni moom la ñu war a def si wàllu organisation pour préparation appel bi donc lii ñuy def nii par rapport ak di désensabler tali yi que ce soit route principale bi ak route secondaire yi yoon la ndax fi la jaam yàlla yi war a jaar mais lan rek peut-être laa si mën a dolli mooy lii lu ñuy war di pérenniser la tout le temps waruñu xaar peut-être ba appel kese di jot pour ñu koy def parce que bon ñun amuñu lu dul suñu gox que ce soit Cambérène que ce soit Yeumbeul Malika Yoff donc peut-être lii prétexte la mais war nañ di mën di ko def donte par 6 mois la sax ñu koy def mais quand même bon idée bu rafet la te ñi ko taxawee yëpp vraiment ba léegi depuis ce matin ba léegi ñu ngi fiy jaar di nemmeeku bon di indi matériel bien que moom mooy xaw a nekk carence bi mais bon ñi ngi def daal lu ñu mën lépp daal ngir waajal bi su Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam donc jeunes yi lii la ñu am donc peut-être lii mooy activité jeunes yi donc peut-être dinañu permettre lii ku koy gis dina tax nga gën a farluwaat gën a jàppaat sa diine te xam ne lii moom mooy suñu fierté en tant que Layène. comme ni mu ko waxee nee na lii mooy suñu fierté kon nag du ñu def rek lu dul àndaat ak yéen si beneen koñ xool mbir mi nan la fa tëddeewaat di leen wax rek bu leen tuxal seen seetaan ñoo ngi ànd ak yéen ba bés bi jeex jërë ngeen jëf. bul dugg bàmmeel te bootu woo deel zikkar te sabbal bàyyi lay yoneen demuk ñu baax saa. mbokk yi ñoo ngi fii si quartier Kawsara bu ko defee ak beneen représentant ma bàyyi ko kàddu yi mu présenté wu. waaw salaamaaleykum Laay Makhtar ñun ñu ngi représenté fii Kawsara xam nga Kër Baye Mass Kër Baye Mor Séni koñ bi Kawsara waree ba fépp dañuy représenté fii si bale bi waaw ñu fas yéene waajal appel bi xam nga lépp si wàccaay appel bi quoi. macha allah yaakaar naa am na solo. léegi dama lay laaj ban appréciation nga am ci li nga xamante ne moom la ñuy waajalee appel Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam tey jii waa Cambérène ñëpp génn pour nettoyer li nga xamante ne mooy dëkku Seydina Issa Rouhou Lahi. waaw loolu dañ koy rafetlu parce que loolu dafay wane ni ñii li ñu gëm xam nga dafa nekk au fond de ñoom seen cœur quoi xam nga parce que ku si gis nit ñi kuy génne di bale ku nekk yéen a ngay bale ak xol xam nga loolu dafay wane li nga gëm xam nga gëm-gëm moom dafa sori si nit te dafa fort waaw loolu kenn du ko expliquer kenn loolu daal moo waraloon suñu taxawaay bi waaw ak suñu mbokk mi di Lamine di représenter Harlem City. macha allah léegi yow Lamine dama lay laaj naka nga gisee affaire yi. waaw affaire yi moom ni ñu ko gisee mooy action bu baax la quoi ndax gan yi fi ñuy dajee day laaj set ba pare xam nga hygiène de vie bi xam nga moo tax ñun ñu génn war a setal pour accueillir gan yi xam nga ñun ñëpp nag ñuy woo waa Cambérène yëpp ñu ñëw jàpp si xam nga muy dem si kanam quoi. rafet na nee na gan yi fu ñuy ñëw day laaj hygiène ak set donc dañ leen di gërëm di leen remercier di leen jox beneen dig daje si kanam tuuti ak beneen personne jërëjëf Laye Makhtar. yawmal xiyaam teew bàyyi lay yoneen mbokk yi ñoo ngi waat fii ànd suñu beneen représentant léegi dañ koy bàyyi rek xanaa mu présenté wu laaj ko tamit si mbir mu si wàccaayu appel bi sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna si ñun de ñu ngi na taxaw fii ci taxawaay wàccaay appel bi defe naa lii du tey duñu ci gan tamit dëkk bi yëpp xam nañ ni ñun dañu mës a taxaw bu appel bi di ñëw. ñoo daan def désensablement bi peinture allée bi buntu Cambérène ba jàmmalaay takk drapeau yi takk banderole yi loolu depuis 1980 ñi ngi ko doon taxawal ba góor gi jóge fi ñun ay doomam ñu taxaw continuer di ko taxawal nekk ci di doxal ñu ngi nii dañuy xaar bu nu balee ba pare rek
ñu commencé ña ngay commencé sax xabru Seydina Issa Rouhou Laye ñoo koy peinture ba buntu dëkk ba yëpp peinture lépp ba mu weex. waaw mbokk yi gis ngeen comme ni mu ko waxee rek nee na set si jaamu yàlla la bokk kon nag nañu def loolu rek wër quartier yëpp ànd ak yéen si beneen quartier di leen wax rek ni bu leen tuxal seen seetaan ànd leen nag ñun fépp ñu wan leen set biir koñ yi set wasalaamaaleykum Laye Mactar. ñooy yàlla nii naa. waaw mbokk yi ñu ngi nii waat ci quartier Mbane nekkaat ak yéen ak beneen personne di ko jox rek pour mu présenter wax ñu ban gis-gis la am ci set setal bi nga xamante ne moom la ñuy waajalee appel bi. waaw bismillahi rahmaani rahim sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sangam Seydina Imam Allahi Mahdil Muntazar di ñaanal sunu yaakaar sunu xalifa Seydina Baye Abdoulaye mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye yaakaar naa ni ku nekk gis na ni mu demee fii ci Cambérène set setal beeg lépp jaar na yoon macha allah boo xoolee population bi ñëpp jug nañ teel a yeewu jàpp ci liggéey bi ci góor ak jigéen mag ak ndaw fa tabarakallaahu te macha allah ñun affaire bi fierté la si ñun boo xoolee dañ ciy sawar lool dem ci ak contentement boo gisee ñun parce que amuñu lu dul Baye Laye ak Seydi yaakaar leen di ñaan yàlla may ñu ndam defal ñu xéewal ci appel bi ñu dëgmal ba ñu mën teeru sunuy gan ci jaam ak salaam. macha allah yaakaar naa Sadio fi nga ko teg foofu la te am na solo su ko defee ma laaj la lan ngay tëjee sa kàddu ak lan ngay wax laayenu diaspora bi ci préparation bi nga xamante ne mooy jëm ci appel bi. yaakaar naa ni daal diine ji moom lu ci waaye def lu ne doo ko rëccu te damay faral di dégg maam Alassane Thiaw di wax naan du compétition mission la donc nekk leen ci rek yàgg day ñëw ci kàttanu yàlla ndam rek incha allah rabbi du compétition mission la yaakaar naa fa mu ko tënki am na solo bu ko defee dañ koy remercier di demaat ci keneen naan leen jërëjëf ànd leen ak ñun ñi nga xamante ne ñooy Laye.tv su ko defee dara du leen ump waaye dara du leen lënt tamit dara du lëndëm ci li nga xamante ne moom mooy déroulement appel bi. kuy bañ ma way la jógal te dalle masaati way am Abdoulaye ba mam ja kontaan. waaw mbokk yi ñoo ngi fi nga xamante ne mooy quartier Kayor damay jox koo xamante ne représentant la boo xamante ne kenn dootu ko présenté ndax yaakaar naa képp ku nekk Cambérène wala sax képp koo xamante ne yaa ngi yëngatu ci mbirum diine ëmpale woo ko su ko defee donc kenn du ko présenté dama koy laaj rek moom ban appréciation la am ci waajal gi nga xamante ne ñoo ngi koy waajal appel bi di ko defee ak set setan ab hygiène. waa sant yàlla d'abord di ñaan yàlla nu ci yàlla yóbbu ak jàmm wàccaay bi nag mi ngi nii comme ni ngeen ko gisee rek Cambérène moom mooy capitale lu diine ji te Seydina Issa Rouhou Laye moom mooy buntu Seydina Limamou alayhi salaam lu ñuy démarré ci Seydina Issa lan koy démarré muy Cambérène gi nga xam ni fi la waxoon ni fekkee yàlla reye na moomee na sama ruu Dakar gaawe leen ma ngeen yóbbu ma Yoof fekkee Yoof la ma moomee bu leen ma dendaleeg sama baay waaye fekkee Cambérène la ngeen bàyyi ma foofu nga xam ne dogalu yàlla la yàlla nag dogal na mu faatoo fi ñëw nag tey jii ñuy waajal bisu baayam bi nga xam ne moom si la waxee Hadjibou Daye Laye woote 1883 ba nga ni tey jii appel bi def na téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett tey Cambérène di waajal kër yeeg dëkk-dëkkay mag ñeeg xale yi jigéen ñi ndaw ñëpp gis ngeen ci tali bi ñëpp génn nañ seetal coin yi ak recoin yi pour rek xaar gan yàlla yi di ñaan yàlla dimbali nu ci bis boobu mu yóbbu dafa ak jàmm. macha allah rafet na yaakaar naa li mu ëmb na lépp dama lay jox rek nga tàggatoo waaye ci kaw ka tàggatoo boobu ñu laaj la ban appréciation nga am ci initiative bi nga xamante ne moom la Laye.tv def. waaw Laye.tv dafa nekk loo xam ne aussi wax dëgg yàlla bokk na léegi dugg na ci média yi waaw ci dispositif média yi mu nekk lu am solo kon yàlla ci yàlla leen yàlla defal fatxu ak ubbee may leen ci ndam ba li ngeen bëgg mu divulguer que ngeen wane ko rek yàlla may leen ci ndam. jërëjëf Laye Mactar rafet na jërëjëf su ko defee dañuy àndaat ak yéen ci beneen personne pour mu xoolaatal ñu moom ban gis-gis la am ci appel bi jërëjëf Laye Mactar. jógal te dalle masaati way Abdoulaye ba mam jëkkoon. waaw mbokk yi tedd yi ba tey ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy waajal appel bi nekk fii nga xamante ne mooy quartier Ndiaga Mbaye duñ def rek lu dul bàyyi ki nga xamante ne sunu intervenant la mu présenté wuñu ak wax ñu ban appréciation la am moom ci li nga xamante ne mooy set setal bi. bon salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu Seydi vraiment rafetlu naa seen teewaay fii parce que soxla woon nañ ko. man la Balla Mbaye doomu Ndiaga Mbaye donc ñu ngi fii ak président association sunu association bi Djibi Dieng bu quartier l'Islam donc depuis ce matin ñu ngi si nettoyage bi bon ñu ngi si bu baax vraiment bon
ñu ngi si dund aussi bon on se sent un peu seul aussi parce que pelle mécanique yi ñëwuñu à temps mais bon on se débrouille quand même. waaw on se débrouille quand même di leen xaaraale waaw parce que on a du boulot aussi. léegi ban sensibilisation nga am booy jox ñi nga xamante ne ñoo leen waroon ñëw lu ci mel ni ay pelle mécanique yooyu ak ban sensibilisation nga am pour jox ko nañ ci wàccal jëm appel ba. waaw wàccaay appel bi mooy li may wax rek fii nii bëri na ñoo xamante ne nekkuñu laayeen te ñëpp génn nañ di si jàpp comme il faut donc depuis ce matin depuis 9h ba tey ñu ngi si ak jibi ak tout le monde donc nee naa appel bi daal heure bu ñëwee ñun nii lañ koy dundee donc ñu ngi xool nag la prochaine fois nu mu gën a mën a gaawee te ñu sentir aussi que ne fekk si nañu waaw parce que ñun à chaque fois ñooy fekk suñu propre moyen la ñuy demee pelle yi ñu am ñoo ko jëndal suñu bopp bon du kenn fekk ñu si quand même waaw mais n'empêche ñu ngi si kawam comme ni ma la ko waxee rek jibi mi ngi nii jibi peut-être yow di nga am loo si mën a sànni à part li ma wax nii quoi. waaw salaamaaleykum gars yi di ziar ñëpp di wax laay Maxtaar comme niñ ko gisee nii ñu ngi ci wàccaayu appel bi xam nga di jël suñ propre moyen ñun li ñuy gis nii ñun ay jeunes lañ yoo xam ni dañuy wax quartier Ndiaga Mbaye bokkul ci Cambérène loolu la ñuy défendre tey te loolu lañ bëgg tamit mu deñ waaw parce que Cambérène bu baaxee ba pare kon dañu war a ñëw fi baaxul parce que li raam ci ñag bi la jëm comme ni ko olof di waxee waaw bu ñu jëlee Cambérène nag yemale ko fële après fii mooy bon di gën a fekk si Cambérène kon nañ ñëw fii di fi indi axlu laay di fi indi sikar yeeg yooyu noonu comme ça laay ni nga xam ne ay benn lañ gën a sentir seen bopp. bon fi may tëjee mooy ñun dañoo am benn contrainte bi mooy suñu tali bi à partir de 20h oto yi pratiquement dañuy stationné ba kenn du mën a jàll donc ñu ngi lancé benn appel boo xamante ni tous les autorités ma jiital si maire que ne suñu tali bi durant les 72 heures de l' appel bu fi benn auto stationné donc loolu moom on insiste bien parce que mooy suñu propre problème moom mooy suñu contrainte majeure nañu si dimbali laa war a suul yi bu ko defee évacuation bi dina yomb si oto yi du am benn circulation bi di dox normal sans embouteillage vraiment loolu mooy suñu problème majeur wasalaam merci beaucoup. nee na yaakaar naa dañoo bëgg insérer seen bopp ci li nga xamante ne mooy commune Cambérène te yaakaar naa ne yéen a ngi liggéey xaaroo leen ci kenn te kon noonu comme ni ñu koy waxee noonu la lépp loo gis si benn la commencé kon yaakaar naa perspective bi am na solo di dem ak yéen ci beneen personne ak beneen nit pour xool kooku nan la dundee appel bi di leen jaajëfal Laye Maxtaar. waaw bismillahi rahmaani rahim mbokk yi tey ba tey ñi ngi nekk gën ci fii nga xamante ne mooy quartier Ndiaga Mbaye nekk fekk benn personnalité bu am solo bu am importance ci diine ji mooy sunu papa ji di Papa Mbaye Fall bu ko defee dañ koy jox kàddu gi mu présenté wu wax ñu ban appréciation la am ci ni nga xamante ne moom la ñuy waajalee set setal bi jëm ci appel bi papa bismillah. waaw bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu leen nuyuwee di leen sant di leen gërëm set setal bi waa dëkk bi le chef de village ñoom ñoo ñu ko confié man nag ma maay le président de la commission de préparation de l' appel. ñu confié ko ay xale yu mel ni ñoom Mamour ak Libaas Diop tey nag dañu kontaan trop parce que dëkk bi tout le monde est sorti donc lii moo wane ni nit ñi bu ñu takkoo rek ànd dinañ mën a def liggéey bu mat bu set parce que finalement dafa bëgg a set te tey jii vraiment bu leen xoolee tout Cambérène est dehors vraiment di leen gërëm di leen sant di encourager xale yi yàlla na leen jàppale ci engagement bi. ban sensibilisation nga am pour jox leen ci hygiène boobu noonu. waaw hygiène. cet mooy yor l'islam mënoo ko def ci seto donc ci bàyyi laay def ñu jàngal set boo gisee bàyyi laay aujourd'hui pratiquement laay ni duñu tiim pratiquement parce que moom dafa jàppanteeg ndox donc moo tax Seydina Issa tubaab bi joxoon ko médaille foofu ci affaire hygiène la bi fi PSCB amee en 1914 Cambérène ne woon fële ci Ndingler daf ko bàyyi laay santoon Seydina Issa daf ko indi ci wetu géej gi parce que géej gi ndox la ci moo tax kamb set laayeen boo gis dafa war a set dama naan sax julit boo gis dafa war a set allahumma salli ala si mu jamono ci saw yaram kon limaamu yaay rasulullah limaamu yaay waaw mbokk yi bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi ba tey si tali bi nga xamante ne mooy tali Ndiaga Mbaye ànd fekk ki nga xamante ne mooy Serif Idrissa Thiaw Laye ibnu Seydina Baye Abdoulaye Thiaw ci kaw loolu ñi ngi ñaanal Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na ko fi yàlla yàggal waaye di ko ñaanal moom mii yàlla na barke Serigne Abdoulaye wàcc ci kawam su ko defee rek dañ koy jox micro bi laaj ko ban appréciation la am ci initiative bi nga xamante ni rafet na lool te lépp jóge ci loxoom bisimilah Serigne bi. waaw dañuy sant yàlla bu baax di ñaanal xalifa bi moom Serigne Abdoulaye yàlla na ko fi yàlla yàggal te dolli wéram lii lépp ci ndigalam la ndax yàlla dafa dogal moom la yàlla dogal mu nekk xalif général daan taxaw ay baayam ak ay magam sunu dëkk male ci bis yu mel nii yàlla dogal tamit
mu joxe ndigal ne comme que ñu ngi waajal appel nanu seetal dëkk yi nanu waajal appel bi ci wàlla yëpp su ko defee nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ba mu joxee ndigal góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a ñëw nan taxaw ci liggéey bi su ko defee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla rek appel bi nu dëgmal yàlla na ci yàlla def jàmm ak sutura ak xéewal appel bi nin koy waajale daal mooy fexe ñu xam ni dafa am jaam yàlla bu taxawoon wax ni yàlla moo ko yónni di Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam ki nga xamante ni mooy démb mooy tey li ci am solo nag appel bi mooy bisu sant yàlla la bisu fàttaliku sunu boroom la waaye bisu tamit sant sunu boroom ndax Baay Laay ba mu wootee kat gars yi dañ ni loolu amul mbir mi di dem ba ren ñu toll ci téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett loolu kon ñun war na noo sant yàlla delluwaat sunu boroom gërëm sunu boroom waaye tamit appel bi la ci ëpp solo mooy fàttaliku jàngalem Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam sunu jugee yooyu nag dem ci kër yi nag berndeel gan yi teral gan yi loolu mooy li nga xamante ni mooy li ci ne. yaa ngi dégg ñëpp a ngi naan Serigne Idrissa Laye doomu xalifa bi moo jiite lii ki jiite liggéey bi du man du kenn kan la xalif général des Laye Alaaji Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko kon ñu ngi leen di ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen a yor seeni bagage dugg ci dëkk bi di génne mbir mi pour àddina bi xam ne ñëpp a ngi waajal bisu Baay Laay bi lii ngeen yor yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na dem ba mu nekk télé bu mag ñoo xamante ni ñëpp a koy bége kon nag libaas loolu lan amoon ci lu leen di jox mbaam Seydi di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee jàmm waaye di sant waa quartier Ndiaga Mbaye bi yëpp ndax ñëpp a génn nañu góor ak jigéen mag ak ndaw kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ne àdduna nii rek la kon nag ñu ngi yemale foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaw yaakaar naa ne dañoo nekk si njeexital bi te boobu ak léegi ñi ngi nekkoon ak yéen ci phase bi nga xamante ne mooy la phase d'action su ko defee balaa ñoo tëj rek dañuy ànd ak yéen ci benn élément mu may ñu benn madda pour ñu tëj ko. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jalla kamalu la ilaha yàlla buur be ñu ngi ñaan la ilaha illallah la ilaha yàlla yàggal fi Baay Abdoulaye jalla kamalu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jalla kamal. waaw mbokk yu tedd yi yaakaar naa ne nag liggéey bi dafa am ku ma ci àndaloon muy sama benn naataango di Mami Laay ngeen xool ne ku sonn la nii maa ko xaw a dóor 5-0 sax su ko defee damay ànd ak moom rek ñu tàggatoo jox ko dernier mot bi pour mu wax. waaw Seydi Laye comme ni nga ko waxee rek dëgg la ànd nañu man ak yow dugg nañ si rukkurukaatu Cambérène xool ni set setal bi doon déroulé macha allah daanaka lépp jaar na yoon gis nañu suñuy intervenant ñëpp wax nañu lu am solo sax di leen wax rek Laye Mactar di leen jox dig daje xanaa si beneen wàccaayu appel bi jërë ngeen jëf Laye Mactar rek. waaw jërëjëf mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci attention bi nga xamante ni jox ngeen ñu ko ndax waaye yaakaar nañ ni dañoo ne waajal appel te buñ ne waajal appel nekkul benn aspect kese am na yeneen aspect yu ci nekk te incha allahu rabbi dinañ ci demoon ak yéen di leen gërëm di leen sant di ñaanal suñu xalifatul muslimin Seydina Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na ko fi yàlla yàggal Laye Mactar jërëjëf à la prochaine. Baye Abdoulaye Baye Abdoulaye Baye Abdoulaye